ba tey spécial hommage à suñu tata Myriam Ndior bi nga xamee ni moom la culture ñàkk tey Sénégal ñàkk ko tey ñu ngi ak xale boo xam ni bokk na si ñi nga xamee ni vraiment jot nañu liggéey ak moom lu yàgg a yàgg muy Abdel Wane bi nga xamee ni lii di série Idole xan ràññe woon nañu ko fa ak ki nga xamee ni mooy jëmm ji fi jóge tey Abdel dañuy jiital rek di la masawu di la jaale ki nga xamee ni vraiment culture ñàkk na ko Sénégal ñàkk na ko mais yéen aussi ñàkk ngeen ko yéen ñi nga xamee ni yéen a ngi doon liggéey ak moom fii la ci Evenprod. dëgg la ñun tamit ñoo ngi di masawu parce que je me dis que Sénégal ñëpp a perte et le monde du cinéma sénégalais ñëpp a perte bon dëj bi nag bett nañu trop parce que man personnellement gëjoon nañu déggante te yëgu moon ne sax dafa feebaroon malheureusement mais bett nañu te ñu ngi jaale Sénégal yëpp ñu ngi jaale monde du cinéma waaw. yan échange nga mujjee am ak moom ki nga xam ne mooy jëmm ji fi jóge muy Tata Myriam Ndior. bon Tata Myriam moom xam naa ne c'était comme une mère en fait parce que on a à plusieurs fois tourné dans beaucoup de séries et elle a représenté ma mère sama yaay la doon sama rôle yaay la doon joué donc mis à part même les séries tout le temps bu ñuy waxtaan ay tooñante la wala ay conseils yi may jox di ma encourager parce que des fois dañuy subir yenn affaires yu xaw a ñaaw yu xaw a métti si xol comme que ñoom moo ñu mag et tamit elle nous sert toujours de maman moom xam na am na expérience am na fu mu jaar xol bu rafet la ñuy wan tout le temps elle est là pour nous conseiller pour s'amuser ak nous xam nga du ñu bégloo du ñu encourager du ñu reetaanloo foo ko fekk des fois da ngay toog ni mu envoyé benn message juste pour tooñ la pour nga reetaan nekk ci jàmm. exactement non c'est pas seulement les relations dans les tournages bu ñu fekkee tournage sax bu gars yi toogee wéet defuñu dara day ñëw tooñ ñëpp pour gars yi nekk ci ambiance gars yi kafre loolu lañ ko xamee en fait foo ko fekk day reetaan jàmm lañ sekk ak moom te jàmm la ñu won xool bu rafet la ñu won donc du coup tey moom day bi daf ñu bett vraiment bon métti na torop mais li yàlla def moo gën quoi waaw. nga jotu tourné ak moom ci lu yàgg ci li nga xam ne mooy Idole ndax mën nga ñu fàttali rek benn image boo xam ne vraiment marqué woon na la ci moom si tournage bi même après tournage bi aussi ba léegi mi ngi des nekk ci archive. waaw sincèrement démb si guddi rek bi may yëg dëj bi ay 2 heures du matin la bëgg ma xoon wax sama yenn xarit dama naan damay xaar ba tey suba ma wax ko mais bi ma ko yëgee sama photo yi laa njëkk a dugg. am na benn image par exemple bu ñuy tourner sama séquence su décès bi sama suicide bi muy sëgg sama kaw xam nga di jooy naan ñàkk na doomam et cetera en fait ça m'a touché en fait bien vrai que cinéma la woon mais après da ngay gis tey méttitu xolu yaay bu perte doomam xam nga ak émotion bu mu génnee bi mu ko jëlee ci xol xam nga li mu démontré quoi ça m'a vraiment touché ba dem ci guddi rek maa ngi ci doon xoolaat encore. mu feebar ba nga xamoon ne yóbbu woon nañ ko sax fële ci diwaanu Tunisie mu waroon a faju ndax feebar bi yëgoon nga ko waaye tamit nan nga ko doon dundee ak moom daan nga jokkoo ak moom lu jëm ci feebar bi ak yooyu wala. non par contre c'est feebar bi yëgu ma ko woon mais am na ñu ma jot a waxal ñu ne xaw ma dernièrement ba ñu koy gis jeexoon na quoi pertoon na poids donc il devinait que xëy na dafa feebaroon moo tax ci dernière séquence yi elle avait perdu du poids yëgu ma ko woon très sincèrement waaw. lu fi gis tey dina xam ni vraiment am na émotion boo xam ni aussi mënul ñàkk nga yëg ko dina wane ni tamit am na approche boo xam ne amoon na seen diggante ban vide nga sentir ni jamono ji mën na ko am ci li nga xam ne mooy culture cinéma d'une manière générale. oui comme je dis c'est une femme très joviale boo xam ne carrément tey ñëpp a kontaan ci moom ñëpp a séddee lu baax ci moom du coup tey bu fi nekkatul du neexu ci xol parce que tey boo di nga dem plateau sax ñu war a defar yenn séquence boo xam ne carrément elle devait être là di nga sentir vide boobu noonu parce que mbégte mu doon indil gars yi xam nga contentement bi joie bi mu doon indil gars yi conseil yi mu doon jox gars yi boo ko amatulee tey day am luy manqué ci yow quoi mais bon dañuy sant yàlla rek li yàlla def moo gën et puis voilà quoi. mu am kenn ci njabootam koo xam ne jamono ji culture commencé na ko xam muy Virginie bi nga xam ne jamono ji série vraiment bokk na ci série yi nga xam ne ñoo mujjee cartonné fii ci Sénégal yan conseil moom nga jàpp ni moom la ñu war a dimbalee xale bi jamono ji waaye tamit loxo yi nga xam ne ni fa la nekk jamono ji di fi liggéey muy Virginie. bon Virginie je dirais que c'est une petite sœur la mais sama xel dal na ci moom parce que elle est très courageuse déjà elle est très mature parce que jot nañu waxtaan à plusieurs reprises sur les choses de la vie on sait carrément que yaayam yar na ko am na lu mu def ci bopp bi et elle a la tête sur les épaules en fait donc mais ñoo ngi ciy profité di ko jaale waale di ko sigil ndigaale xam nga mu qu'elle soit courageuse et forte ouais c'est ça. ñu ngi lay jaalewaat bu baax ba xam Abdel Wane di la masaw. jaajëf gars yi nekk leen ci jàmm. di TV ñàkk ngeen ko tey muy Tata Myriam. waaw dina nuyoo ba pare dañuy sant yàlla rek lu tax sant yàlla moom su nam du tàggoo kenn xam nga bi ñuy ñëw moom tàgguwul kenn te suy jël tamit du tàgguwul kenn donc dañuy sant yàlla rek waaw. lan nga ñu mën a wax ci jëmm jooju nga xam ne moo fi jóge tey nga xam ni bokk nga ci ñi mujjee liggéey ak moom. waaw ku baax sérieusement ku baax
ci biir feebaram yaagul ma doon waxtaan ak Pod gars yi dañ ko wax est-ce que du ñu xoolaat scénario bi muy wax Pod non man damay xaar rek su ne action ma def lu ma war a def. te boobu mu ngi feebar. mu ngi feebar man barki démb rek laa mujjee tourné ak doom ji ci série Virginie donc nit la boo xam ne musul yàq liggéey bi te foo ko gis rek ba ñu ngay jëkk a gis elle est gentille riant lu mu am bokk ko ak nit ñi suñu bëgg wax ci baaxam dañ koy ñaanal yàlla rek fu mu jëm mu gënal ko fu mu jógee waaw. lu la gën a marqué ci moom ci li nga xam ne jot nga ko liggéey ak moom ci lii di cinéma ak en dehors de cinéma aussi. lu mu marqué ci moom mooy nit la nit waaw barke Serigne Touba nit la soo wut nit bu nitee moom nit la bu nitee waaw parce que sans façon waaw on n'a pas le mot mais voilà elle est sans façon. ndax jamono bi nga xamee ni tawat na mu ngi nekk ci feebar jamono boobu daan ngoon échanger mais aussi lan moo la gënoon a marqué ci moment bi nga xam ne yéen a ngi def échange ci ay kàddu yoo xam ne daan na ko yëkkati. waaw xam nga tawat bi sax ñu ko xam bariwul man mi sax bi ma ko yéegee yàggul mais tout le temps soo ko gis dañuy kafre jeex na quoi donc moom dafa en fait dafa nëbbu boppam dañoo nax ba dem loolu laa mën a wax ci moom dañoo nax parce que mosu koo def comme faiblesse non mosu koo woon dama feebar heure boo ne action rek mu ne ay wa ñu dem ba waxtu bi jot suñu borom def lu gën dañ koy ñaanal rek fu mu jëm mu gënal ko fu mu moment bi mu mel ni tamit perte bu mag la ci culture ndax jamono ji nga xamee ni ràññee nañu ko wala commencé nañu gën di ràññee taxawaayam quand même ci moment boobu lañ ko waaw non xam nga lu taa perte la ci culture du question ñoo ngi koy commencé ràññee moom yàgg na ci milieu bi musul yàq defar rek su gis ñaar nit ñu neexoo ñu sax day jéem a xool nu mu koy defee ba mu baax kon kooku benn bibliothèque la ci biir culture bi voilà les mots sont pas là pour wax vraiment. ñu ngi lay masawaat di la jaale bu baax di wax ne lii am tey ñun ñëpp la metti te yàlla boo xamante ni ñun yaayu ñëpp la. tey bi nga ñëwee sax ci kër gi gis ngeen ñëpp ñoo xamante ne maanaam si dañuy yëngatu si wàllum cinéma wàllum culture ak wàllum leneen ak leneen ñëw nañ tey jàpp ci parce que tey dafa di woon ku yaatu ubbiloon ñëpp boppam man su may wax si moom sax sama xol day fees waaye jusque man ak moom cinéma moo ñu boole mu dem def ma ñëw def ma doom ba ma nekk tey doom adoptif am donc tey man li ma mënti def rek pour rendre ko hommage wala li ma mënti def rek pour wane ni maanaam man kii nii jëmm ji nii génn tey àddina sama kilifa la woon sama waajur la woon ndax dafa ma doon conseiller chaque jour du ma bàyyi ni muy waxee Mouhamed ak Aïssatou yëpp daf may woo téléphone di ma wax lii ak lii ak lii parce que xam nañ nu milieu bi demee donc muy koo xamante ne ku baax la vraiment ku yaatu la di yaayu acteur yëpp wax dëgg yàlla di cadreur yeeg réalisateur yi amul koo xamante ne tey maanaam tey xamantewul ak moom tey am na ñoo xamante ne sax ñu ngi woon ci beneen secteur di liggéey ñu ngi si tournage di ma woo naan ma yëg nañ nouvelle bi donc tey ji muy nouvelle bu diis nag di ko bokk ak ñëpp. say relation ak moom déggi woon li nga xam ne mooy cinéma dépassé woon cinéma aussi sa relation ak moom lan moo la ci gënoon a marqué ci loo xam ne vraiment dindi nga ko muy histoire boo ñu mën a wax. man moom lu ma gënoon marqué ci moom muy teraanga muy awards bi nga xam ne bii passé rek ñoo nekkoon et que bañ fa nekkee dañu fa doon kaf di ree di passé ay moments yu neex bañ doon sargal képp kuy acteur du cinéma ci Sénégal fële ca Grand Théâtre donc ban image bu gën a frappé ci man mooy ba mu may déposé ba may déposé sama kër après moom mu continuer ñibbi image boobu tout le temps moo ñëw ci man ndax doom moom ku sori woon na ci man franchement waaw. sa dernier échange ak moom lan moo la ci gën a marqué ak ci lan ngeen mujjee waxtaan. ci ba mu demee Tunisie waaw ba mu demee voyage dafa demoon pour juste des trucs sanitaires après moo woo ko envoyé ko message ñu déggante donc ba tey loolu noonu moom moo nekk ci man waaye amu woon sax kàttan pour wax ak ñëpp wala pour mën a toog di yaatal ndaxte comme nu gën sama tonton bi wax dafa nekkoon ku dëgër koo xamante ne feebar bi mënoon na ko sonal de waaye daaw woon wone que maanaam tey feebar na day ñëw liggéey lu muy liggéey dem du wax kenn dama diw lii ma jàpp donc moom da nekkoon na ku forte vraiment te loolu tey jii ne xëy na inculqué na ko Aïssatou ak Mouhamed bi nga xamante ne mooy ay njabootam. waaw merci ñu ngi lay masawaat bu baax. jërëjëf merci beaucoup ci li ñu bokk. maa ngi leen di jaale ki nga xam ne dama koy jaale sama bopp en première lieu muy soxna Mariam Ndior di wax ni li ma bëgg a wax ci moom xajul fii mun naa wax ndax mun naa ne te dama am naqar
le monde théâtral dañoo am naqar monde artistique dañoo am naqar Sénégal ñëpp am naqar ndax damay témoigner koo xam ne ku baax la ku am diine Mariane Ndior ku am diine la te bu ba pare ku maandu li ngay waxtaan ak moom yëpp moom su ma koy dégg sax mu wax ak xale yi damay kontaan da leen di conseiller Mariane boo amee loolu naqar ñëw di ko wax sax da leen àdduna amul solo bàyyi loolu àdduna amul solo bul jàppal nit kenn dara ndeysaan ku baax man daal li ma gënoon neex ci moom mooy bu ñu doon nekk tournage sax heure julli waxtu julli munoo am mu def dara day julli ba pare comme diine la baax na am na diine maandu la bon en fait mënu ma wax ci moom Mariane su may wax ci moom bu ñu fi jógee di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na yàlla jubbate lamiñam ba laaj bu ñu ko laaj mu mun koo tontu yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Nabil Moustapha ndax ku baax la ah bokk uuf ñëpp même man sax ndeysaan su ma doon ñëw ndeysaan des fois en retard da ngay ñëw même boo ànd ak stress sax moo koy dindi ci yow li olof di wax rek lu fees ci xol feeñ ci kanam moom da ngay xool nit ki sax xam ne kii xol bu rafet la yor xol bu set la yor nitu kese la man mën naa ko témoigner li ma xam ci moom ndax bokk nañ liggéey Virginie ñoo ko liggéeyandoo man ak moom saison 1 saison 2 mais elle est exceptionnelle macha allah di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na suuf sedd ci kaw moom ak mboolem jullit yi mu fa fekk yàlla defal ko li gën ci moom yàlla na rëccu lépp lu musoon def ci àdduna Mariane mënu ma wax ci moom ndax sama xol moo fees ndax ku baax la. père xam naa bala ma laa bàyyi rek li nga jot a tourné ak moom c'est vrai que yow bokk nga ci ñi nga xam ne yow lañ mujjee découvrir nga liggéey ak moom ensemble lan moo la gën a marqué ci personnage ki nga xam ne mooy Tata Myriam en dehors de cinéma mais également ci tournage yi. non Myriam li lay marqué ci moom dafay bari ndax Myriam da nga koy xool rek man li may wax rek dafa am loo may jariñ Myriam da nga koy xool rek sa xel dem ci li ngeen mujjee waxtaan mois de septembre bi waxtaan nañ dama ko woo benn yoon ñaar jotuma ko ma bàyyi envoyé ko texto mu envoyé ma texto tontu ma comme xamal ma ne ko mënul wax téléphone ndeysaan di wax yu baax ci man ma ne ko maa ngi lay ñaanal xam nga lu ma doon wax séewalal sama feebar ndax kenn xamul gémmiñ gu barkeel dama ñëpp ñaanal Myriane dafa baax bu ñuy wax mbaaxam duñ fi jógee moo tax dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xaaree àjjana mënuñoo wax lépp liñ bëgg a wax yëpp xajul fii di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam yàlla xaare ko ci àjjana fil daw si ya Myriane ku baax la franchement te li lay marqué ci moom dafay bari man su ma demee tournage sax gisuma ko rek day am lu bëri lu dañ ci man ndax lan ni mu mel da ngay ñëw moom day dindi stress ci nit da lay conseiller moom ngay mag muy ndaw ñëpp lay jox ay conseils elle était exceptionnelle elle est mënuma wax daal. merci beaucoup Père Zé ngi lay masawaat di la jaale bu baax. di leen ko jaale yéen ñëpp di ko jaale waa monde théâtral di ko jaale waa Marodi di ko jaale sama bopp surtout man nga xam ne am na fu ma féete woon di ma woo téléphone di ma jox ay conseils di waxtaan ak moom ndeysaan Myriane ku baax la daal macha allah. merci beaucoup. waaw déjà ñu ngi leen di remercier le fait que ngeen ñëw fii nii pour def témoignage ci une grande dame boo xamante ne monde bi àdduna bi ci boppam moo ko ñàkk parce que maman Myriam nekkul woon juste une artiste bu ñuy gis à la télé nii mais elle était plus qu'un collègue elle était une mère c'était une grande dame une dame de valeur une dame de classe boo xamante ne dafa boole ñëpp muy mag ak ndaw boole tout le monde ñu nekk benn di leen conseiller di leen orienter lu mu gis naka sudul noonu mu woole ne la mon fils nii ak nii li nga wax nii ak nii mon fils félicitation mon fils lii ak lële kooku la ñu ñàkk kooku la àdduna bi ñàkk. ndax amoon ngeen relation en dehors de cinéma wala seen relation ci cinéma rek la yemoon ak yan kàddu nga nu mën a wax si jëmu ji nga xam ne moo fi jóge tey. waaw parce que cinéma moo ñu boole benn série bu ñu doon defandoo ensemble mu nekkoon ci sama yaay donc ci la ñu xamante mais malgré cela loolu bi mu jàllee on a gardé de bonnes relations personnellement man dama yor benn agence de top modèle moom ñëw na fa ba bokk ci sama agence indaaleel ma ay doomam ne ma say rakk la ñu dénk naa leen teg naa ko sa loxo man tamit même chose dénk naa la sama bopp lépp lu jëm ci wàllum image loo ci gis rek gis ne lii gis nga ci Tata Myriam rek n'hésite surtout pas te ni ma ko waxee noonu la ko continuer à chaque fois que suñ doon am dara suñ ko soxlaa elle faisait le déplacement daal di ñëw bu ñëwee daal di wuyu si et tout te en dehors de ça parfois mu woo ma ne ma kii ak kii dafa am lu ñoo proposé woon pour lu jëm ci publicité bi ci lii ak lii laaj ma ci sama xalaat malgré que moom a mag am na ci expérience bu bëri su ko neexoon rek ne sama xel kese doy na ma mais dafa nekk nit koo xamante ne dafa wàccee boppam maaseeg tout le monde
lépp lu mu soxla day ñëw wax la ko lu mu gis nag su noonu day ñëw wax la ko donc demoon nañu ba relation yu ñu amoon dépassé na relation professionnelle mu nekkoon relation amicale relation mère ak fils. alors li nga jot a joué ak moom ban image ngay fàttaliku ci moom boo xam ne vraiment marqué na la ci série bi mais également relation yi nga xam ne daan ngeen ko dund yéen ñaar en dehors de li nga xam ne mooy vie professionnelle loo xam ne vraiment marqué na la ci moom. waaw parce que série bi image yi moo si gënoon a marqué mooy début bi ñuy ñëw di wax naan dañ ma bëggoon a takkal jabar et tout man ma naan ko déedéet am na keneen ku ma bëgg nañu bàyyi lii ak lële donc ni mu doon waxee ak man commencé di wax que ne yow dañ laa reewal dañ la def lii mosuñu la bañal dara donc kàddu yooyu dafa ma marqué woon. parce que di nga gis ni ko xamante ne dina nekk ci famille sa yaay du la bañal dara ñu nangul la lépp ñoom ñu bëgg dara mu doon loo xamante ne sa avenir la sa intérêt la yow nga bëgg ko doxalee neneen donc moom leçon bi mu doon joxe foofu noonu c'est pour dire que ne aux enfants ñoom en tant que parents bu ñuy ñëw di leen xelal dara di leen conseiller wala di leen proposer dara c'est pour leur bien ñoom en tant que parents def nañ seen warugar dañu bëgg doom yi daal di ñëw mën a assurer relève boobu donc c'était un message vraiment fort qu'elle voulait faire passer à travers ça. aussi vraiment bari na loo xam ne mënoon na ko apporter génération bees ci culture ndax gis nañu œuvre bi nga xam ne ci lañ ko mujjee gis muy Virginie ak tamit li mu doon liggéey ci Idole da ngay gis ni vraiment c'est quelqu'un boo xam ni culture soxla na ko amoon na lu bari loo xam ne mën na ko apporter li nga xam ne mooy génération bi ndax du perte boo xam ne vraiment dina nekk perte bu mag ci li nga xam ne mooy culture. Tantôt wax naa la que c'était une grande dame une femme de classe une femme de valeur une femme avec des qualités hors pair c'est ce que le monde a perdu je ne parle pas uniquement en culture mais c'est ce que le monde entier a perdu et j'en profite pour jaale àdduna bi yëpp jaale les acteurs cinéma jaale ñëpp ñu nekk ci art bi ñëpp ñu nekk ci culture bi di leen mastawu di leen wax que ne ay jullit lañu lu suñu borom def rek dañ koy nangu malgré que metti na c'est pas facile à accepter mais dañuy nangu ndogalu yàlla xam ne ñu baax ñi kenn desatu fi te am nañ ci yaakaar di ko profiter di ko jaale waa këram di ko jaale famille am di ko jaale doomam yi Aïssatou surtout mi ngi ci gën a xam muy Virginie di ko mastawu nag parce que c'est une femme ngay jëmale ci moom comme xale la te tamit mi ngi door a dugg ci li nga xam ne mooy milieu cinéma. man dama ci am yaakaar bu baax parce que je sais que ne yaayam teg na ko fu mu ko war a teg éduqué na ko nu mu ko war a éduqué yar na ko nu mu ko war a yaree teg na ko ci yoon donc même bu fi yaayam nekkulee xam nañ ne ombre yaayam dina continuer di ko marqué te loolu dina continuer di ko topp donc ñun en tant que grand frère tamit lépp lu ñu ko mën a accompagner lu ñu ko mën a jàppale on va continuer à le faire malgré que yaayam nekku fi physiquement mais elle sera toujours dans nos cœurs dans nos prières et dans nos pensées. merci ñu ngi la koy jaalewaat bu baax a baax merci beaucoup. ba tey spécial hommage à Tata Myriam Ndior bi nga xam ne moom la culture ñàkk tey Sénégal ñàkk ko tey ñu ngi taxaw koo xam ni jot na liggéey ak moom muy Tata Adjara Fall alias Reysa bu Idole nga xam ne liggéey nañ lu yàgg-yàgg ci li nga xam ne mooy Idole Tata Reysa ñu ngi lay nuyu di la jaala di la masaw bu baax a baax suñu tata bi nga xam ne moom la culture ñàkk tey moom la Sénégal ñàkk tey muy Tata Myriam. waaw maa ngi leen di fay di nangu jaal bi di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel maa ngi leen di fay bu baax. lan nga ñu mën a wax ci moom ndax jot nga liggéey ak moom ci lu yàgg-yàgg ci série bi nga xam ne mooy Idole ñu gis ni tamit vraiment bokkoon ngeen ci actrice yi nga xam ne amoon ngeen jegewante lool ci série boobu lan nga ñu mën a wax ci jëmm ji fi jógee. waaw Myriam on était plus que des amis dañoo demoon série bi daf ñu rapproché ñu dem ba mujj gi nekk ay doomi ndey nekk sama xarit lool ma nekk xaritam lool ma wóolu ko lool nag mu wóolu ma lool. bëgg ma lool ba nit ñi di ma ko wax tey ki ma tàggee ci fajar moom ma woo extérieur la ma woowee ne ma looy def wax ko sama journée mu ne ma sa xarit bi lañ ma tàggee kooku dalaa bëgg ba ku mu toogal dafay wane ni man daf ma bëgg ma nit ma delloo ko bëggeel googu wax dëgg neex yàlla moom daal sama xarit la woon bu baax ñàkk naa ku sori woon ci man ñàkk naa ko sori ci man wax dëgg yan jikko nga nu mën a wax ci moom ndax jot nga liggéey ak moom lu yàgg-yàgg tamit durant bu yàgg ci série bi nga xam ne mooy série Idole. nit ku baax la woon nit ku yaatu dënn ku bëgg ñëpp Myriam du wax ci nit lu bon xamu ko Myriam bëgg na ñëpp moo tax ñëpp delloo ko mbëggeel bi ñëpp bëgg ko Myriam mën naa la wax ni amul noonu Myriam généreuse na ku tabe la ku am diine la wax dëgg neex yàlla Myriam man nee naa léegi Myriam mënul woon yàgg ci kaw suuf parce que jikko yi mu yor dafa raar léegi ci nit ba pare elle avait plein de vie
xam nga jovial amul benn problème xappi bu la gisee nga stressé sax moom da lay fexe ba yow nga dindi stress bi si yow ndax da lay delloo si dafa di nit boo xam ne day delloo si nit ci ay waxi baax lu baax rek la xam moom mooy baax daal moom mooy baax wax dëgg neex yàlla. ndax diggante bi nga xamee ni tawat na jat nga am ak moom ay visite wala daan ngeen weccoonte ay kàddu lu jiitu muy wi ci boromam. nee naa la Myriam sama doomu ndey la man dimanche laa fi jóge dimanche nga jógee këram. ba le passé laa fi jóge ma ñëw dimanche ba le passé laa fi jóge bi mu nekkee Tunisie yëpp ñu ngi doon waxtaan sama xarit la duñu réeroo ci dara dañuy déggoo bi mu nekk Tunisie ñu ngi doon déggoo bi mu nekk hôpital bi mu feebaree ñu ngi doon déggoo dëgg neex yàlla sama xarit la woon waaw. ndax mën nga dikk ak ñun ci ay kàddu yu mujj yoo xam ni waxataan ngeen ko yéen ñaar. man daal bi ma ñëwee dafa ne ma jeex naa de ma ne ko yow wéral rek ñun ay jeex yooyu intéressé wu yow na nga wér ñun li ñu intéressé mooy na nga wér yow mu ne ma xanaa ma ne ko waaw ma ne ko ñu ngi ñaan ñu ngi def lépp mu ne ma def leen lépp ma ne ko lu nekk lu ñu xam rek dinañ ko def ngir yàlla ndax nga wér mu ne ma waaw ma ne ko nag na nga wér man Myriam dama la bëgg sama xol dama la bëgg mu ne ma man dama laa bëgg ma ne ko man yow dama la bëgg sama xol yow xam nga ne sama xol nga nekk damaa bëgg nga wér ma daal di jóg dem wàcc fa doom yi wàcc fa doom yi ak borom këram daal di dem. métti na Tata Ressa ñu ngi lay massawu di la jaale bu baax a baax merci beaucoup pour la disponibilité. kooku ma yow timit nga ñàkk ko. waaw maa ngi leen di fay di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey bésu naqar la parce que dañu ñàkk xarit dañu ñàkk dañu ñàkk yaay bi nga xamante ni nii yaay bu am relation ku ci nekk rek da ngay foog ne Myriam lu mu sekk ak yow sekk ko keneen te tey la ko ñu bëri découvrir man nag dama amoon ak moom ay relation spéciale parce que benn dafa nekk suma yaay ma nekk doomam ñaareel bi ñu bokk di liggéey ci ay projet lu ci mel ni Mbarodi lu ci mel ni Imagine lu ci mel ni Iris ñuy liggéey ay projet mu nekkoon nag ki nga xamante ni nii li ma gënoon marqué ci moom muy sa joie de vivre sa générosité. Aujourd'hui, on a perdu une personne d'une générosité exceptionnelle mu nekk yaay bi nga xamante ni nii man moom féete woon na ma yaay wax dëgg yàlla parce que du def lu ma yëgul ba pare te ci loxo Virginie muy Aïssatou te sama loxo ne ma Lamine dénk naa la Virginie lu mu def loo xam ne du yoon corriger ko bu ma laaj afi loo ko gisal lu baax yéene ko féetewoo ko mag fu mu war a féetewoo rakk xale bi tamit déggal yaayam ci conseil yooyu noonu démb woo naa ko defal naa ko métti na trop parce que ku ne xam ne ni dafa jege woon yaayam Aïssatou ku ñu wax dëj bi rek wala ku ko dégg rek sa xel ci Aïssatou lay dem yaay booy bi nag nekkoon jàmbaar parce que jot nañ liggéey ci série Virginie bi mais mu nekkoon ku courageuse su ma nee mu nekkoon ku courageuse mooy yaay booy bi da doon ñëw tournage mais da ngay xam ne dafa feebar mais da doon ñëw tournage vraiment gérer ko tey ñàkk nañ Mbarodi TV ñàkk na Sénégal ñàkk na àdduna ñàkk na maa ngi jaale ñëpp ñi nga xamante ni nii en tant qu'homme de culture en tant que aussi nit bu nekk ci milieu du cinéma maa ngi jaale sama collègue yëpp yu nekk Mbarodi ci di ko teg ci loxo Massamba Ndour di suñu kilifa di suñu PDG di ko toog ci loxo ñëpp di jaale doomam yi di Aïssatou Ali Ndior ak Mohamed Ndior di jaale Sénégal yëpp parce que tey ñëpp a ñàkk ñun ñëpp a ñàkk. Lamine ndax mën nga dikk ak ñun rek dernier échange yi nga xamee ni c'est vrai que nekk na surprise quand même bi ñu yëgee rek ni génn na àdduna dernier échange ak moment yi nga xamee ni jot nga ko dund ak moom lan nga ci fàttali. bon li ma mujjee dund ak moom dañu amoon benn rendez-vous bu ñu demoon ministère de la jeunesse pour benn projet ak Aïssatou projet bi dem ñu ciy liggéey ak le directeur du cabinet du ministre ñu ciy liggéey di ci liggéey benn instant nag feebar bi ñëw tëral ko ma ne ko yaay booy est-ce que doo bàyyi rek ba wér ñu yeggali projet mu ne ma déedéet Lamine projet bi ñoo ko sumandoo yeggali ko man wóolu naa la délégué naa la ko mu ne ma lépp lu ci am rek yow dem ma rendre compte ndeysaan maa ngi fàttaliku keroog heure añ dafa jot mu ne ma tey nag yaay mooy pay doomam ñu dem añi nanguwul sax ma fay gaawoon fay pare déposé ma ba sama buntu kër pare dem ñibbi
ba ñuy mujjee déggante téléphone ndeysaan daf ma woo mu ne ma waa yow ku la bàyyi ngay xuloo ndax Aysatu ma ne ko da nga fàtte yaa ma dénkoon Aysatu mu ne ma dégg naa sa montre yàqu na ci waaye man maa la ameen montre bu bees ndeysaan di tooñante noonu gëjoon nañ gisante waaye ñi ngi doon déggante ba ni muy demee voyage pour faju ñëwaat ñi ngi doon déggante di ko ñaanal yàlla fi mu nekk gënal ko fi mu jugee. ñàkk na monsieur Ba ñu ngi la koy jaale di la ma sawaat bu baax a baax. merci beaucoup gars yi. jaajëf merci.